Bonsoir asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaar di leen delloo ku ci nekk wàccuwaayam doon leen présenté tey benn reportage bu jëm ci guddi bébé de l'année ñu ànd ceeg waa UD muy télévision bu bees bi nekk fii ci Daara Jolof di seen télé association Servir le Jolof doon def benn reportage bi ñu jugee dem nañ ci district de Daara Jolof fekk fa le médecin chef Mamadou Thioro Mbaye bi ñu jógee ci Mamadou Thioro Mbaye jaar nañ ci chargé de la communication muy Amadou Lo Ndiaye Amadou Lo Ndiaye aussi tamit wax tuuti ci fléau boobu nga xamante ni mooy mortalité maternelle ak préparation guddi bébé de l'année. dem nañ ci bàjjenu gox ki nga xamante ni mooy présidente bàjjenu gox yi muy Roqeya Laax ñu koy wax Dabalaax dëkk ci Cëng Daara Jolof bi ñu jógee ci Dabalaax dem nañ ci commune Sagata. ku xam-xam ne ren innovation dafa am ñi ngi boole commune Sagata ak commune Thiamène Pass ci mbir mi bi ñu demee commune Sagata fekk nañ fa ICP bi ñu koy wax madame Seck bi mu paree interrogé nañ bàjjenu gox bi ñëw na gën a leeral aussi féliciter remercier ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatou Guissé di présidente d'honneur waa association bi yépp bi mu paree ci loolu wax na ci jàngoro bi nga xamante ni ci fléau bi nga xamante ni moo lëmbe Jolof muy mortalité maternelle ñoom ñi nga xamante ni xëy na jigéen ñi lañ fi toogal seen domaine la wax na lim ciy wax lépp bi ñu jugee Sagata wàcc nañ ci commune bi ñu wax commune Thiamène Pass bi ñu ñëwee commune Thiamène Pass aussi fekk nañ fa ICP bi muy Pape Seck dal nañ ci bàjjenu gox bi nekk Thiamène Pass Mamadou Thioro Mbaye ñu déglu ko mu wax tuuti ci jàngoro bi nga xamante ni moom lañ def thème du jour muy mortalité maternelle. ci di santé Daara avec ànd ak waa association Servir le Jolof ñuy waajal guddi bébé de l'année nga xam ne chaque année dañ koy def. tey 2018 ñu choisir un thème qui est très important mooy sur la mortalité maternelle mu nekk un problème au niveau du Jolof mu nekk un problème au niveau du district sanitaire de Daara ñu seetlu ne 2017 wàññeeku woon na bu baax a baax mais 2018 moom ay jafe-jafe yu ñu am sur la prise en charge telle que la fermeture du bloc opératoire mortalité bi yéeg jusqu'à 7 décès maternels muy affaire bu kéemaan ñu ci waxtaan ci bu baax a baax. parce que xam na ne ñun waa secteur de la maternelle luñ analyse bu ñu def diagnostic bu ñu def ci mortalité maternelle te ça c'est au niveau tout le Sénégal ñett choses lañ ci incriminer et ces trois choses là on les appelle les trois retards le premier retard les trois R quoi le premier retard mooy le retard de la prise de décision maanaam askan wi parfois dañuy yéex a jël décision pour mën a ñëw hôpital mooy le recours aux soins. Le deuxième retard mooy les difficultés par rapport à l'accès aux structures sanitaires parfois da ngay jël décision pour ñu hôpital mais soit hôpital bi day sori day enclavé wu wala yow du am moyen yoo xam ne da nga ko mën a jël pour accéder à l'hôpital et le troisième retard c'est au niveau de l'hôpital mooy le retard de prise en charge ça c'est nous donc ñett retard yu daal en tout cas leen incriminé yoo xam ne ku nekk boo ci buñ ci xeexee dañ ci mën am résultat yu baax. asalaamaaleykum askanu Daara Jolof donc ñu ngi am ay gan tey ñu wax centre de santé bu Daara seet si ñu donc parce que am ndaje bu mag bu ñuy waajal ak député bi donc muy wàllum bébé de l'année donc ci kaw loolu ñu lëkkaloo ak district bu sanitaire bu Daara. donc man comme maa yore wàllu communication bi en même temps ma nekk aussi assistance sociale bi donc ñu ngi prévoir ñaari poste de santé muy poste de santé bu Thiamène ak poste de santé bu Sagata donc vraiment mu nekk activité bu ñu rafetlu donc di ci gërëm le député di ci gërëm aussi docteur Mbaye aussi pour leur engagement ak pour leur soutien buñ ci war am na lu jéego yu bëri ñu ci jot a def donc vraiment donc ñun en tant que district on est là pour faciliter et en tant que facilitateur pour jàppale cérémonie boobu fexe ba lépp loo xamante ni daal dina tax ba mu jàppandi ba mu jaar yoon ñun dinañ ci xar suñu tànk tuba. salaamaaleykum mu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant madame Seck la ICP Sagata Jolof waaw
avant de commencer maa leen di remercier waa association Servir le Jolof ci nuit bi ngeen organisé muy bébé de l'année maa leen ci remercier di leen wax que ni c'est une bonne initiative parce que ren mën naa ni dañ ko décentraliser mu ñëw ba commune Sagata Jolof loolu rafet la waaw ba village yeeg ñëpp gis ci seen bopp waaw loolu moom maa leen di ñaanal ngeen yokku ci kaw ci kanam. En fait ci thème bi ngeen di waxtaan aussi mooy la mortalité maternelle loolu lu jar waxtaan la lu jar aussi ñaax askan bi la surtout les femmes nga xamante ne ñoo toll ci am doom. waaw salaamaaleykum. mais ngeen baal ma présenter avant tout man maa ngi tudd Pape Maguette Seck di chef de poste bu Thiamène Pass di leen ndokkeel ci guddi gi di leen souhaiter en même temps bonne et heureuse année 2019. yàlla may ñu mu doon at boo xam ni atu jàmm la atu teraanga kenn bañ a manqué di profiter ci occasion bi di remercier l'association Servir le Jolof parce que tey dañoo ñëw seet si ñu ci benn affaire boo xam ne bu am solo la. salaamaaleykum waa Daara salaamaaleykum waa Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital nag ci nuyoo bi sunu médecin chef de district di ci teg suñu responsable Esther Fat Labo di nuyu bàjjani gox yëpp man maa ngi tudd Dabalaax nekk bàjjanu gox Ceng waaye maay présidente bàjjanu gox district Daara bi yëpp. waaw asalaamaaleykum mbokk yi. maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne man mii di nuyu ak yéen man maay bàjjenu goxu Sagata Jolof poste de santé Sagata Jolof. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen nuyu ci turu Ndeye Fatou Guissé ñu nu boole ci bébé de la femme bi kontaante nag lañ ci ànd ak yëg ndax lu toll ñu yëkkati ko boole ko di ko def ci askan bi ñëpp boole ci sa dëkk. dañ cee ànd ak mbégte ak kontaan. mortalité maternelle ci la ñuy waxtaan dinaa ci boobu docteur Mbaye moom moo koy animé waaw dina ci gën a xuus parce que mbir mu nekk da nga koy jox en fait ki nga xamante ni xam-xamam ci la gën a màcc donc moom ci wàllum mortalité maternelle et infantile dina ci gën a mën a waxtaan mais ñun luñ ci mën a xabaabal rek luñ ci mën a wax rek mooy que ni. dañ koy méngale parce que lépp dafa am rapport donc cause à effet la soo xoolee tey jii ñu ngi taxawal li ñuy wax la cérémonie du bébé de l'année tey foofu ñu ngi sargal juddu di sargal ñaar la ñuy sargal juddu ak jigéen donc jigéen ci am doom mooy yaay ak coono buñ ci mën a daj yëpp parce que bu ñu xalaat bébé bi kese cérémonie bébé bi kese am na lu ne am anguille sous roche bu ñu nee bébé wax nañu yaay tamit. donc ñu ngi sargal di saluer benn gan gu bees guy ñëw waaye tamit ci kaw loolu ñu ngi delloowaale njukkal ki nga xam ne ci ginnaaw yàlla ak kattanu yàlla suñu borom yëpp ci moom la ko jaarale mooy jigéen. maa ngi rafetlu nag initiative bii nga xamante ne soxna Ndeye Mangane moo ko jël muy waa association Servir le Sénégal. ndax lii mu jël muy mortalité infantile et néonatale ñun ñii la ko jëlal ndax ñun bàjjanu gox yi ku nekk xam na suñu combat ci jigéen ñi la ndax ku nekk xam na jigéen moo nekk ci kër yi ñun ñooy ëmb ñun ñooy imbi ñun ñooy yar xale yi ñooy def léppi kër gi. kii boobu mu ngi nekk phénomène boo xamante ni mi ngi jeexal famille te loolu c'est pas am doom pour man war nañ dépasser nit di si loo ñàkk bakkanam war nañ dépasser foofu waaw di ñaax famille ñoom ñuy ñëw si seen visite yi di respecter seen ay visite parce que aussi loolu ñàkk ñëw visite tamit mën na tax nga loru lors de l'accouchement. ñun nag fii ci commune Sagata li nga xam ne lii moom moo doon suñuy jafe-jafe ci commune bi ci at yële passé amoon nañu ko
ndax moo nekk li nga xamante ne kuy am doom poste bi du la jege wala mu ngay am doom doo am ambulance bu la indi nga am ay jafe-jafe pour nga matuñu dugal ci saret di la indi fii bala ngay agsi am problème yooyu jafe-jafe amoon nañ ko. amoon nañ it jafe-jafe yi nga xam ne xale yi nga xam ne dañ leen teel a maye ñu teel a jël ëmb di am problème ci bu ñuy am doom wante loolu ñoo ngi ci sant yàlla bu baax ndax ñu ngi ci def ay waxtaan ñun bàjjenu gox yi di ci def ay gëstu di ci def ay conseils ba nga xam ne bii loolu lu xaw na wàññiku bu baax. L'association Servir le Sénégal ñoom dañoo ñëw en partenariat avec le district de Dara ñuy wax ci benn affaire boo xam ne fléau la ci suñu gox maanaam muy mortalité maternelle et infantile maanaam xale yi nga xam ne buñ juddoo rek dañuy loro wala yaay yi nga xam ne ci diggante ëmb ak imbi dañuy ñàkk seen bakkan mu den fléau boo xam ne nii bu ñu soxal la ñu ñëpp doon ne waa kër docteur kese la soxal mais population yi yeneen service yi ñëpp ku ci nekk da nga ci war a def sa loxo ba nga xam ne loolu dina wàññeeku loolu nag li ko sabab bëri na xam nga ñun dañoo nekk ci gox boo xam ne dafa am ñeneen ci société bi dañuy teel a may seen doom maanaam sëy bu teel bi mën na indi loolu xam nga dañuy faral di wax ne jigéen warul wan lor ci amul fukki at ak juróom-ñett parce que day fekk say cër matugul nga jël ëmb mu boole màgg ak di dundal li nga xam ne dafa nekk ci biir ci yow li nga ëmb yow sax matugoo kon loolu jafe-jafe la. di nekk conseil municipal commune Sagata Jolof nekkaat président commission santé fii ci Sagata Jolof. maa ngi nuyu Ndeye Mangane Guissé mi nga xam ne moom moo taxawal lii fii ci Jolof taxawal fi benn association bu ñuy wax taxawu Jolof jëmale ko nag tey ci wàllu santé laa ko mën a waxee ndax tey mi ngi organiser benn bébé la année bi nga xam ne bii teen la 31 décembre xale bi fi juddu dina la jox cadeau ñu di ko rafetlu trop di ci am bànneex ak mbégte ren bi ñu nga xam ne boole nañu ci. ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax di ko wan suñu kontaante ak suñu mbégte amul fan la xamuñ fan la commencé xamuñ fan la yem ndax buñ sañoon képp koo xam ne ki yaa ngi nekk ci gox bi di liggéeyal gox bi buñ sañoon sa liggéey dana feeñ te dafa mel ni Ndeye Mangane Guissé moom mu ngi jóg pour taxaw bëgg a feeñal li nga xam ne moom mooy liggéeyu bàjjenu gox yi ndax ñun loolu rek moom mooy suñu taxawaay toppatoo jigéen wérut yi xool ba xam ñi ngi def seen visite xool ba xam fan la ñu war a wasine loolu moom mooy suñu cër fii ci gox bi kon Ndeye Mangane Guissé bu jógee taxaw dafa bëgg bébé la année am fii loolu dafa nekk exemple bu rafet ndax dina tax ëllëg si biir képp koo xam ne ki nekk nga jigéen virul di nga am cawarte dem wasini ca poste de santé ya wala nga dem wasini ca case de santé ya. pour ñu lutter contre la mortalité maternelle naam waa hôpital am nañ ci cër bu rëy waaye kenn rawul askan wi am na ci communauté bi am nañ ci wàll bu baax a baax boo xoolee wax naa ko ci kanam. Le premier retard mooy le recours aux soins souvent du ñëw hôpital te lu njëkk mooy nit ki bu wannee lor da nga gis nit ku ëmb ba def 9 mois am bay ñëw hôpital pour accoucher te du def benn CPN 0 CPN lay def mu bokk également suñu culture jigéen bu wannee lor souvent da koy nëbb ba buy ñëw hôpital day fekk biir bi commencé feeñ te day fekk mu retardé les premiers CPN ou bien les deuxièmes CPN donc yooyu yëpp askan wi am nañ ci rôle bu baax bu ñu war a jouer ñëw ànd ak ñun di teel a ñëw hôpital boo sentiree sa yaram mu changé wala nga am loo yëg sa yaram wala nga toog gisoo mbaax en tout cas nga gis sa yaram loo xam ne daaw ko ci gis da ngay ñëw hôpital boo ñëwee ñu def la diagnostic de grossesse fekkee ne ëmb la. ñu commencé def la prise en charge parce que prise en charge day commencé ci ba nga wannee lor lay commencé ba baa ngay accoucher boo wannee lor am na ay consultations yu ñu lay defal ci consultation yooyu c'est des moments privilégiés de communication entre la cliente et la sage-femme war nañ waxtaan sage-femme war na ko expliquer lépp
ci grossesse moom aussi question bépp bu mu amul laaj ko sage-femme bi ñoom ñaar ñu mën a échangeante mu conseiller ko sur son comportement mu conseiller également sur son alimentation sur son hygiène yëpp dina tax fléau boobu ñuy xeex mu wàññeeku. ci consultation CPN yooyu également dina am ay feebar yoo xam nañ ne day lor jigéen bu wanee lor également ñu leen ci jox ay garab luy mel ne lutte contre le paludisme lutte contre l'anémie ñu leen jox fer également la vaccination contre le VIH donc yooyu yëpp nit ki bu teelut ñëw hôpital teelut ñëw def consultation prénatale yooyu yëpp duñ ko mën a defal dina ci rax également bu ñëwee consultation dina ko defal ce qu'on appelle un bilan de grossesse bilan boobu également bu génnee li ci loo xam ne nekkul ci yoon également dina ko jéem a corriger avant muy indi loraange donc ñu ñaan yàlla également nit ñi jigéen ñi surtout souvent dañuy wax jigéen ñi mais góor ñi dañ ci am rôle souvent parce que également ñun ñooy borom kër yi souvent jigéen ki dina bëgg dem hôpital doo am xaalis ba mu demee hôpital parce que hôpital aussi ku fay ñëw da ngeen di xaalis ku góor gi bu ko accompagné wu day toog donc ñu ñaan ñëpp góor ñi jigéen ñi également ñu dimbali ñu ci jigéen ñi képp woon lor mu ñëw ñu jël en charge au niveau des structures de santé. donc moo taxit dafa am solo comme ñu ngi koy bànneexu nag bëgg ko bànneex bëgg a sargal jigéen donc dina am solo ñu wax safaan ba tamit parce que am na yeneen gox yoo xamante ni xëy na bis boobu dina am ku ñu xam dinañ ko xale boo xam ne dinañ kontaan ci ñoom mais nañ jàpp ne am na foo xam ne yëguñu ko ci beneen gox ci beneen askan ci beneen pàcc ci réew mi foo xam ne am na koo xam ne ma ngay wasin di ñàkkaale bakkanam donc boo xoolee ñoom ñaar dañoo ànd donc bëgg maanaam saafara bi jàngoro bi dañ koy génne bu ñu waxtaan ci bànneex bi dañuy génne waale yenn jàngoro yi nga xamante ni yëpp yoo xam ne day fexe ba mortalité maternelle ak infantile jóge fi. accouchement à domicile yi aussi bokk na ci cause yi ak boo teelee respecter sa visite yi ngay ñëw hôpital de ce fait. feebar bu laxasu ci sa ëmb sage-femme bi dina ko xam mu teel koo suivre de ce fait mën nga bañ a am benn loraange sooy am sa doom nga mucc ci jàmm sa doom mucc ci jàmm après tamit soo amee doom ba pare ba 45 jours yi da ngay am rendez-vous ak sage-femme bi parce que foofu tamit loolu yëpp accouchement mortalité maternelle la foofu yëpp da nga war di ñëw sage-femme bi di la suivre yow ak sa doom ba 45 jours yi jàll. jigéen ñi nag dafa ñoo xamante ne wax dëgg neex yàlla yee leen dafa xaw a jafe waaye ñi ngi yeete lu nu mën ndax lu mu bon kenn ku ne war ngaa def 4 wisit te 4 wisit yooyu ku ko topp niñ la ko waxee dara luy gàllankoor sa ëmb du am kon ñi ngi waxaat sunu moroomu jigéen ñi di leen ñaax ne nañu respecté koo xamante ne dem nga ba gisoo sa mbaax demal ca kër docteur ñu seet la ba xam du ëmb la wala du ëmb ndax mën ngaa bañ a gis mbaax te du ëmb waaye buñ demee ba na la ëmb la lépp luñ santaane ci sa ëmb ñu wax la ko war nga koo taxawee jëfee ko. bu ne xaw a sàggante maanaam doon teel a jël seen matuwaay maanaam teel a dem bërëbu fajukaay bi maanaam dañuy tardé pour dem ci bërëbu fajukaay bi loolu aussi li koy waral bëri na des fois wàllu koom. maanaam dañuy foog ne dispensaire daal boo fa demee boo yorul xaalis ci effectivement dispensaire duñ fa fajo ji ay loxoy kese mais ginnaaw loolu it yeneen saafara am na loolu moo tax dañuy profiter ñuy lancer population ñu adhérer ci mutuelle de santé parce que jafe-jafe yooyu dina ko dindi maanaam ki nga xam ne da den xaar pour am koppar yu mu yóbbu dispensaire bi pour faju ji bu adhérer ci benn mutuelle de santé ak si tuuti bu demee di leen ko jël en charge kon am na ñaari mbir yoo xam ne moo laxasu ci kaw jigéen ñi di loru ginnaaw bu nu wonee lor wala bu nu amee doom ba pare. lancer un appel population bi yëpp di leen wax poste de santé yi pour ñoom la askan bi la pour les villageois ñi nga xamante ni amuñu accès di dem ba daara wala feneen ñun ubbil nañ leen suñu ay buntu bu kenn am problème wala ngay am looy xalaat pour ñëw hôpital ku yëg ni war na nga lor wala nga yëg ni toog nga bés weer boo xamante ne gisoo fóot teelal ñëw hôpital ñu teel la suivre ba keroog ngay mucc ci jàmm. beneen bi ci des suñu gox ni mu bindoo la configuration géographique du poste de santé de Thiamène
buñ ko seetloo dafa nekk poste bi nga xam ne dafa wërngal commune Daara maanaam kon day am dëkk yoo xam ne ñoom jot siwuñu ci poste bi maanaam dañ ko sori buñ jëlee dëkk yi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu gànnaaru Daara yu mel ne ay Lumbal Kow yu mel ne ay Ndogandu yu mel ne ay Dénjeli dëkk yu yëpp pour ñu traverser Daara di ñëw ba Thiamène day poser problème kon nit daggee commune Thiamène sooxe nañ ci suñu liggéey beneen bi ci des boo jëlee yeneen dëkk yu mel ne ay Géelé yu mel ne ay Gàbbugal bokk ci commune Thiamène nga xam ne seen diggante ak poste bi nga xam ne fi leen war a fajoo mën na 30 kilomètres pour ñu ñëw fi di def seen visite normale aussi loolu day poser problème ba tax kon loolu pour ñu saafara ko il faut ñu teg ay matuwaay yi nga xam ne population yi dina gën a jot si ci dispensaire yi wala ñu délocaliser yenn services yi pourquoi pas ñu indiwaat li ñuy wax ay maternité rurale maanaam dëkk yi nga xam ne dañoo sori poste bi ñu fexe ba yóbbu fa ab sage-femme wala ñu teg ay matuwaay yi nga xam ne ICP bi wala sage-femme bi ñaari fan ñett mu mën a génne pour toucher population yi ba nga xam ne dee gi dañ ko mën a prévenir wala dañ ko mën a wàññi bu baax a baax beneen bi ci des yéen ñëpp gis ngeen poste bi actuellement benn personnel qualifié moo fi nekk muy ICP bi pour l'instant sage-femme amul ci poste bi même sage-femme bi fi nekkoon communautaire la woon nekk na fi poste bi di ñoti di ko jéem a fay ci at yu bëri malgré yooyu yëpp teewut ba léegi ay jafe-jafe den am parce que Thiamène aussi mooy poste bi nga xam ne moo gën a rëcc ci district Daara parce que gis ngeen population 21 357 habitants ñu ne benn nit moo koy gérer loolu aussi problème la kon daal dañ ci profité lancer un appel à l'État à ce que mu affecté fi benn que sage-femme beneen bi ci des mooy mu mettre les moyens sur place ba nga xam ne danañ mën a toucher les populations éloignées ba nga xam ne mortalité maternelle et infantile boobu dina wàññeeku bu baax a baax. ñun également ñuy lancer un appel à tout le monde parce que wax naa fi léegi le retard de prise en charge c'est très important au niveau des structures de santé en tout cas ñi ngi def suñu kéem kattan di former ñu fi ne dina recycler parce que la médecine évolue pour ku fi ñëw indi urgence obstétricale wala nga ñëw fi moto également ñu jël la en charge correctement. ak Daara am na du mat 25 bàjjanu gox kon waruñoo am Daara wala district bi ci gën a gàttal ñuy am ay deeteelu ndey ak doom wax nañ ne bëggatuñoo gis benn kon ñun ñëpp bàjjani nañ takkanuwaat li am ren 2019 yàlla buñ ko gis yàlla buñ ko amal. parce que aussi quoi qu'on puisse dire district Daara moo jël premier à l'échelle nationale ci jigéen ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan diggante bi ñu ëmbee wala bu ñu mucc ci loolu nag pour mu wàññeeku bu baax il faut ñu joxante suñu loxo ku ci nekk jéem a bay sa làcc ci waar wi ba nga xam ne loolu daal dinañ ko fi mën a jëlee kon daal ci gàttal loolu laa amoon li nga xam ne moom laa leen ci sànni di leen remercier bu baax ci seen tawaay. man daal loolu laa ci amoon lu may wax di sant Ndeye Fatou Guissé bu baax a baax di sant kuréel gi nga xam ne taxawal na ko fii di leen ñaanal yàlla seen liggéey yàlla yokk ko mu jëm kanam ndax daal ñun lii rek lañ soxla ñoo xam ne ñu àndandoo nañ nekk benn di dimbale di jàppale askan wi ñun loolu mooy suñu soxla mooy suñu mébét mooy suñu lépp kon képp ku ñu ci fekk si ñuy dimbale duñ def lu ñaanal la yàlla def ci seen biir ak déggoo ak juboo yàlla bàyyi leen fi ba li nga xam ne mii mbébét ngeen ko ci Jolof yàlla àggale ko ci jàmm. léegi jigéen ñi tam ñoo ngi leen di gërëm di leen sant li ma waxoon bii rek ñu ngi toppatoo seen visite ñu ngi toppatoo seen kii walaaw la nag moom sunu hôpital bi moom maara day taali ba mu kii ba tey kenn mësagu fee ñàkk sa bakkan ci jigéeni wiir yi xale yi nag moom am na léeg-léeg xale yu ñàkk seen bakkan waaye jigéeni wiirul moom kenn ñàkk fi bakkan ndax wax dëgg docteur yi am yu jàmbaar lan yu farlu lan attan na noo sonn ci jigéeni wiir yi te buñ seetee ba gis yéen xam ne dana xaw a garaaw ñu daal di jàllale Daara ñoom dañu teel a jàllale ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ndax mënoon nañ leen a tee di leen miite ban gis ci la nu naqari. waaw xanaa bala may jeexal rek may lancer un appel ci autorités yi
ci ñu jëm ñoo utal construire ñu benn logement pour sage-femme bi parce que nekkul fii ci poste bi dafa luye à côté te malade yi dañuy ñëw guddi war ko fëgg mu jóg tamit waaw di aussi suñu mënee élargir la poste bi tuuti parce que tamit poste bi la population bi bëri boo xam ne commune Sagata poste bi peut-être tuuti na ci ñoom loolu laa amoon ci lu may lancer pour autorités yi di remercier association bi yéen ñëpp di remercier aussi seen teewaay rafet na trop merci beaucoup. maa ngi souhaiter ñëpp nag bonne et heureuse année di ñaanal suñu médecin chef de district lu mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp réussir bu mu am ren yàlla na am déwén bu ko ëpp. aussi ñun tamit en tant que responsable de l'information dañ fi nekk tey di identifier tous les problèmes de santé dañ jàpp ni kon loolu jafe-jafe la ci réew mi jafe-jafe la tamit ci yenn gox ci daara donc dina kon jaadu nañu gën ci waxtaan ak askan wi xëy na parce que ñu bëri dañ leen di sikkal mais du sikk du fekk du sikka ñàkk xam la donc xëy na waxtaan boobu bu fekkee tamit dina am kenn koo xamante ne bu fay génnee dina ne man de lii xaw ma ko woon te bu fa jógee tamit dem moom it relais la il va relayer l'information dina taxaw ne man de ba ma demee fa de waxtaan bi ma fa amoon lii laa fa taataanoon baaxee ko tamit ñeneen ñoo xam ne xëy na peut-être dañu amoon benn gànt wala yëguñu woon xew-xew bu mag boobu donc vraiment ñuy rafetlu encore une fois événement bi di gërëm médecin chef bi di gërëm association Servir le Jolof donc te député bi jiite ko donc di ñaan yàlla mu doon réussite aussi di woo askanu daara yëpp ñu ñëw jàpp ci donc parce que fête bi moom suñu fête la. jéego yu am solo donc ñoo ngi ñaan ñëpp di woo ñëpp toutes les sensibilités ak foo mënti bokk ñu ngi woo ñëpp ngeen ñëw ci guddi googu fekkee ko échanger avec waa kër docteur ñu wax leen fu ñu toll ci xeex bi ngeen wax ñu loo xam ne buñ ko defee xëy na dina améliorer wu ñu échangeante ñu weccoo ay xalaat ba ñun ñëpp xeex bi ku nekk def ko sa xeex bopp ba kenn dootul ñëw hôpital ou bien benn jigéen dootul wanu lor di ñàkk bakkanam parce que doon am doom loolu ñëpp ko war a xeex donc ñoo ngi ñaan ñëpp askan wi yëpp ñu ñëw ànd ak waa di sanitaire daara ànd ak waa association Servir le Jolof ci guddi googu ñu waxtaan ak ñoom ñu weccantee xalaat pour ñu xeex fléau boobu kaddu yaa ngi noonu di leen jox rendez-vous rek jour ji ñu gën ko mën a développé wu. gën a mën a waxtaan namm ko ci thème boobu moo dem ba ci kër yi nga xamante ni ñu fa la jigéen yi nga xamante ni ñoo loru nekk te bàyyi fi ay bébé ñu dem penc bi ñu duggee penc dem nañ kër Pa Alaaji Njaay foofu dem xoole ji ñi nga xamante ni ñoo amoon jigéen bu loru ci mortalité maternelle ñu déglu ko tàntaay bébé bi ci micro bi. kon asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki daara gannaaw yàlla bi ñu santee yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari wayjur gannaaw yàlla tamit ñi ngi sant Ndeye Mangane Guissé bu baax ak yéen ñi ñu fi yabal tax yàqu leen ci dara nag wax ci loo xamante ni nii moo am ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di rafetlu nag lii ngeen def ndax affaire bi metti na torop te lu metti tamit jaam lay dal te muñ loo nañ ko nag bu baax ndax jaam day nangu dogal ndax Olof Njaay daf ne ku nangu dogal doo sonn te dañoo nangu nag te kii ñu ñàkk tamit mënuñu am remplacement ci kaw àddina weddiwuma nag boroom këram dina am de waaye ku mel ni Ndeye Sarr jafe na ci ëtt bi ñu ngi koy ñaanal bu baax fu mu tëdd yal na ko gënal fi mu jóge yal na ko yàlla xare aljanna yal na ko malaakam yërmande teeru yal na eggalee ndawam si aljanna ñu ngi koy ñaanal bu baax bébé bii nag tamit dama bëgg képp koo xam ne yaa ngi jullit nga ñaanal ma doole ju ma ko téewee ak kàttan ju ma ko téewee ndax téye bi ma ko téewuma ko pour ngistal téewuma ko pour gis leen ma dama koo tibb sama xol téye ko ndax yaayam damaa fekk ci kër gi ma dëkk ak moom dëkk bu rafet musuma am ak moom xaar ma yàlla lu baax rek la may defal lu baax la may waxal ba keroog muy génn àdduna ma di ko ñaanal fam ne yal na ko dàqal fi mu jóge doomam ji yal na sut yaayam fan yal na dem bañ koy weer di ko weri yéen ñii ñëw fii Ndeye Mangane Guissé yow laay waxal xamuma la de miinuma la waaye li ma dégg ci yow
góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ndax foo wax ñu ne Ndeye Mangane Guissé foo wax ñu ne Ndeye Mangane Guissé te loolu dafa der sant yàlla am na ñu la fi jiitu te tur wi nga am ak baat bi nga am amuñu ko santal yàlla bu baax sant sa ñaari waajur lépp loo mënoon dolli ko bu baax a baax a baax maa ngi leen sant di leen gërëm yéen ñëpp bàyyiwuma kenn di gërëm tamit nag papaay xale bi ndax mënoon na ma koo jox tamit ñoo bokk nag ndey ak baay mënoon na ma koo jox tamit am lu muy xool ci man waaye loolu defu ko heure bu ñëwee dugg na si néeg bi ne ma ani maam Kumba ma ne ko maam Kumba de nelaw na mu xool ko dem su xëyee balaa muy xëy aussi noonu ne ma ani maam Kumba ma ne ko maam Kumba dem presque doomi mag yi mu am sax ñëpp ñu ngi sama néeg ma uuf leen nag di leen ñaan yàlla mi nga xam ne mooy maye te kum am nga kum may nga am yàlla na ma yàlla may doole ju ma téye njabootam gi sant naa leen gërëm naa leen ndax lii su ma yeboon ne mi ngi fi door a am te mi ngi fi door a am sax nag Ndeye Mangane Guissé ñu ngi lay sant di la gërëm loo man ren bu déwénee yàlla na nga mën lu ko ëpp. léegi ëmb léegi moom li ma ci gis moom mooy loolu kenn ëmbatul wér ku ci ëmb na nga toppatoo say visite bu sa visite jotee nga dem def say visite suñ la defalee vaccination aussi def ko luñ la def loo def ko defal sa échographe defal sa analyse bul bàyyi dara ndax ki la tane bu lay waxalee daf lay li nga xam ne moom mooy bëggan da ngay topp lim lay wax ngeen góorgóorlu bu baax yàlla nag moom mooy man mooy def kenn du xëccoog moom tamit aussi li mu wax moom kenn mënu ci dara ku jeexalit kenn mënu la dara waaye nag dee leen toppatoo bu baax seeni visite ngeen di def seeni kii daal di faju bu baax waaw loolu daal laa leen di kiiwal yéen jigéen wéru di ñun ñëpp ndax kenn ku ci ne yaa am nga foo jaar wala di nga ci jaar kon nag lii yàlla na fi yem yàlla na fi yem. yàlla na fi yem dem nañ Saara kër ñoom Cheikh Sakho bi nga xamante ni mooy borom këru soxna si loru woon ci fléau boobu ñuy wax mortalité maternelle seen yaay porté seen voix di wax ci gone gi di wax ci feebar bi ñu déglu ko. asalaamaaleykum maa ngi di nuyu seen tur ak seen sant Ndeye Mangane Guissé maa ngi lay sant di la ñaanal yàlla di la nuyu man sa jaam Fat Diop mii toog maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla si ci sama kër la ñëw tey sama mënoon na am man wala ma def dara fu ngeen geesoo gis ma mais sama xol chaque jour mi ngi ci yéen borom wajur yu baax yi wajur yu baax yi la yàlla dénk baax moom boo ko defee rek da nga koo war a def ndax lii lu yàgg la tey la ma ci yàlla boole bi sama sët bi yaayam génn àddina Basine Gueye ko jur ak Cheikh Sakho maa yaayu Cheikh Sakho Basine sama goro bu baax nag wàcce na ma bàyyee ñu ngi ko tuddee Aji Ndiaye Aji Xadi Ndiaye mooy turu xale bi mu wëcc wan ko gannaaw loo ci man rek na nga ko def te yàlla tax sant naa leen bu baax gërëm naa leen bu baax. tegtal daal ñu góorgóorlu rek topp seen wisit góorgóorlu toppatoo seen wisit bu baax te di jege ñi leen ëpp xam-xam ñi nga xam ne ñoo xam nañ lu ñu xamul ñi te leen jege bu baax di ca toppatoo tax moom daal bërëmi ndimbal lañ jàmbaar lañ ne yàlla nag moom bu ñëwee kenn mënut a xëccoog moom jàmbaar lañ lool yàlla mënut a kenn mënut a xëccoog moom wax dëgg yàlla xale yi ko téye woon fii Linguère ñu baax la ñoo ne ba fii ci dëj bi mais yàlla kenn mënut a xëccoog moom xale bi nag baax na ba dem damay ñaan daal li mu fi wàcc na ci yàlla teg loxo ko seral sama xol la dañ ko teg sama loxo ba tey ñoom xam nañ ne seral sama xol fu mën a jógal mu jóg guddi bëccëg borom këram noonu mu am sama njaboot yàlla nag moom kenn mënut a xëccoog moom kon nag yàlla na ko bur yàlla teeroo aljanna. Cheikh Sakho da koo gërëm loolu yaakaar na ne mënut a am kenn ku mel ne moom borom këram ay rakki borom këram gërëm nañ ko lool xale boobu ci kër gi la ne bu agsi woon na ci sànni ay kàddu parce que kii daal dafa baax ba dem rek yombut xale bu baax la mën a waxal dafa baax rek ba dem xale bu mel ni moom ñu jot ci xale yi tey yi yombut parce que bi ma ko indil kee dafa ne man mënaguma yor jabar mais bi mu ñëwee dafa futtee ko ànd ak man rek lu ma neex na ko lu neex borom këram neex na ko wéeru nu wuññiwul xam naa ne daal man maa am jaaxle mais yaakaar naa ne moom amut ak jaaxle xale bi daal am na ngërëm bébé bi moom sama benn rakkam bu mu fi bi ñu jógee foofu dem nañ quartier bi ñuy wax montagne ci Daara Jolof fekk fa ki nga xamante ni moom mooy Pape Lay di borom këru ki nga xamante ni moo loru ci mortalité maternelle. waaw ñu ngi nuyu kenn ku nekk tur ak santam
di leen sant yéen it yéen ñi nga xam ne yéen a jiite mbir mi di leen sant di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla li ngeen def nii lu rafet la wax dëgg yàlla ñoo ñaan yàlla yéen ngeen yàgg koo def di teew yu mel nii te yu mel nii yàlla dafa ko yàlla yemale ko ci bañ a amati yàlla nag moo dogal lii nag moom kii yàlla dafa def da woon am gone yàlla def moo wuuji boroomam ci li lu yàlla bëggoon wàcc na fa nag bébé boo xam ne nii wax dëgg yàlla mi ngi ci yeneen ay loxo yoo xam ne ni du loxo ndeyam léegi nag yéen ngeen ci loolu ngeen di yëngu jàppale bébé boobu ci ay ndimbal yi nga xam ne ay ci mën a jumtukaay moom boobu loolu nag initiative bu rafet la dëgg yàlla ñoo ñaan yàlla loolu yàlla ngeen yokk loolu bu wér ànd wér maa ngi waxit ni suñu mbokk jigéen yi nga xam ne ñoom suñu borom da leen nattoo ñu nekk jigéen ñu wérut ñuy faral di dem kër docteur bañ koy sàggane may ñaanit waa docteur ñi ngi tamit pour jigéen ñu wérut ñëwee kenn ko nekk ak na ngay ñëwee ñii dañuy ñëw seen poos fees ñii dañuy ñëw seen poos bidd am si ñoo xam ne dañuy ñëw ak ordonnance sax seen borom kër wallahi bu ñu ko jënd ndax ñàkk man ba ñu ko nag waaye dañ koy ñàkk mën a jënd moo tax duñ ko jënd waaye bu ñu ñëwaatee ci ñoom ngir yàlla ñi nga xam ne seen poos dafa woyof ñu di leen dimbali ngir yàlla te yàlla rek a tax di si jàpp moom tamit waa santé di si am solo la gannaaw bu ñu weesoo maa ngi gis benn jigéen benn jamono jëkkëram jamono jàpp ko mu dem hôpital ñu jox ko benn écho na ko ñaari junni la léegi bu ñu ñëw ko xalaat na nag moom borom këram amul ñaari junni dafa xotti kayit pour lan pour boobu ay rek koo xam ne dañuy xëy di rey sonn mënoo am 2500 wala 1500 joxal ordonnance ñaari junni nga wàcc fekk fa xam nga loolu doy na waar loolu waa hôpital yi ñu koy bàyyi xel di jàppale néew bi doole yi loolu moom si am solo la lii nag wax dëgg yàlla man lu ma bettoon la waaye yaakaaruma li muy am na waaye lii di ngeen ko ne di ko def li am nag am na ba pare c'est trop tard dee moom bu ñëwee ala kulli haal da ngay dee moom kullu nafsin la yàlla wax say xatil mawti ndax ki war a dee boo yore ordonnance it doo ko faj waaw ki war a dee boo yore ordonnance it mënoo ko faj ndax dee moom moo jiitu dund kon nag dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax maa ngi sant nag ñi nga xam ne ñoo jiite mbir mi muy ñu tuddee sax ndaw si Ndeye Magane Guissé député waaw ku maa ngi koy dégg di ko ñaanal nag mu te ko ca kanam ci lu baax dégg naa ko nag waaye gisuma ko waaye mi ngi jàppale askanu daara surtout nag ci wàllu jigéen ñi loolu moom képp ku ko def rek yaa ngi jàppale daara ndax jigéen moom fu mu nekk rek moom mooy lépp moom la muy def muy bay waaram na gën a góorgóorlu na gën a gëstuwaat bu baax a baax gën a yokk daal lépp loo xam ne mu ngi ko doon def ci daara Jolof wax dëgg yàlla ko kenn la woon fi nga xam ne ku noppi woon la gàttu tànk gàttu làmmiñ loolu sax li si gënoon a neex mooy ngeen fekk ko xam ne ñoo dëkk ak ñoom xam nga man sama wax ci moom sax dañ naan kii dafa am leneen lu wax ci moom waaye dëkkandoo yi ci boobu moo gën a mën a sedd loolu ci moom wax dëgg yàlla kenn la woon ci man nga xam ne fi ma toog nii fii bërëb bi ma toog fii la daan toog lépp fii moo ko fondement basan gi booy mën a laaleeku wut ba mu laalee ak léegi te moo ko daan laaleeku wut ku baax la woon wax dëgg yàlla koo xamante ni moom ku yërëm ko amoon sutura ci man nag dama daan dem sax guddee di lijjanti bu mu ñëwee fekk bu mu ñëwee rek nag bu mu guddi ma ne ko am def naa nga ma noonu guddi na xale yi nelaw nañ léegi nañ di bàyyi ba suba ku mel noonu bokk yàlla dénkee ba mu am làqoo ci sa kanam maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ngeen la yërëm ko
xare ko aljanna te njaboot gi fi bàyyi it ah fa tabaarakallaahu moom yàlla teg ci loxo ndax lu muy mën moom dafa jóg ndax man maa ngi di wax ak yéen sama yaay man gisuma sama yaay xaw ma dafa ñuul xaw ma dafa xees xaw ma dafa xeereer dégg laa ci am te ñoom ñoo waxtaan ndax am ñenn ñi gis nañ seen yaay xanaa liir bi ñu bàyyi moom lu xam yaayam waaye loolu yàgg na fi am kon nag bu dalee ci lii autisme la métti la ne waaye bu dalee ci yow it da ngay nangu sant yàlla xam ne lii yàlla suñu borom moo ko dogal ci yow ndax moom yàlla bind ala kulli xaal dafay am man mii toll naa diggante boo xam ne sax ba mu génn àdduna sama fekk mu fi ndax dafa fekkoon ma tawat léegi moom mu yabal ma moom mu jóge fii man ba mu fi dem moom dara jotu ko man maa ngi tawat mu ne comme na ngaa tawat mu ngi liggéey kay dem bërëb sàngam nga dem fa xëy na da nga fa am dara moom Rosi yàlla xam na ko mu jóge fii si kàddoom ci laa sukkandikoon pour dem mu ne yàlla baax na lii la ma tontu yàlla baax na kon nag ku mel noonu ah da ko ñaan yàlla rek yàlla yërëm ko gërëm ko xaru ko aljanna te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ndax ko nangoo na dégg suñu digal la ku amoon suturool nag xam nga xooltoon or ci man xooltoon yére bu gën a fort ci man wax dëgg yàlla mosuma sonn dara ci len loo xamante ni rek dana ma tee nelaw waaw maa ngi sant nag am naa la ñu si kër gi moom bëgg na mu jël ay tànkam xam naa du yomb nag tànk yi mu ran góor ko moom du yomb waaye nag góorgóorlu rek ji ma roy ci moom asalaamaaleykum jërë ngeen jëf depuis fi jaar yëpp nag vraiment ñi ngi remercier ñëpp di sant ñëpp district Daara le médecin chef Mamadou Thioro Mbaye di remercier di féliciter waa Univers Jolof di remercier association Servir le Jolof l'ICP bi nekk Sagata muy madame Seck di féliciter aussi ICP bi nekk Thiamène Pass muy Pape Seck bàjjeni gox yi sage-femme yi la population wala les populations yi nga xamante ni fekk ji woon nañ leen di féliciter encore ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci naqar te jur te dem yàlla na leen yàlla yërëm di leen ñaanal jàmm ak salaam la population aussi yéen ñi toog nii di ñu seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di féliciter Ndeye Fatou Guissé mi nga xamante ni mooy ndeyu association bi di féliciter waa association bi di féliciter coordinateur association bi képp ku nekk ci bureau bi bàyyiwuñ kenn kon nag ba année prochaine jërë ngeen jëf.